الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق ليخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد فأدى الأمانة وبلغ الرسالة وكشف الغمة ونصح الأمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ورضي الله عن الصحابة أجمعين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد mbokk jullit yi ñu ngi leen di ndokkeel ci fan yu mag yi ñu nekk ci
weeru zul xijja weeru tabaski di leen ci ndokkeel di leen ci bàllu àq di leen bal àq di ñaan borom bi subhanahu wa taala boole ñu ci ñi nga xam ni danañ jëfandikoo fukki fan yi ci xeetu ay jaamu yàlla yoo xam ni borom xam-xam yi ustaas yi imaam yi faram fàccal nañ ko jullit yi ci bërëb yépp ak ci rajo yi ak télévision yi mu mel ni kon nekk nañ ci jamono joo xam ne wax ne xawma woon dégguma woon jafe na li des kay mooy sellal ak jëfandikoo sellal ak jëfandikoo loolu kay moo des su ko defee nag ñu ngi ci jamono joo xam ni mbokk jullit yi boroom xam-xam mën naa am xéewal waaye mën na am tolof-tolof xéewal bi nga xam ni mën na ko am mooy mu sellal te baaxee jullit yi baaxee sax àddina bi yépp doomu aadama yépp ndax l'islam c'est une religion universelle moo tax saa su ne damay wax ne nañ bàyyi di wax suñu alquran suñu yonent suñu xasee ba wax loolu rek dafa mel liñ ci génne ñeneen ñi Muhammad sallallahu alayhi wasallam borom bi da ko yónni ci doomu aadama yépp ba iqra wàccee ba àddina di tukki mu def ci risaale bi lam ca def ñi ko gëm ñoo war a eggali kaddu gi ci doomu aadama yépp noonu tamit alquran c'est pas le Coran des musulmans c'est le Coran du monde entier kon tey boroom xam-xam mën na am xéewal mooy mu sellal baaxee jullit yi baaxee àddina bi ci xam-xamam te yàlla tax lam ca mën a am ci xéewal kenn xamul nu mu toll ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam dem ba wax al ulama warasatul anbiya est-ce que maqaama mën na ëpp loolu ginnaaw maqaama yonent mooy maqaama boo xam ne yeg ci ilm nga koy amee ci xam-xam kon boroom xam-xam yi ci jamono ji ñu nekk ku ci sellal jàngale te yàlla tax di nga am xéewal yu dul jeex du xaj waaye tamit nag boroom xam-xam boo xam ni am nga nattu ci li ngay jàngale ci li ngay wax tur nga ci wut ak siiw walla yow sa bopp li ngay jàngale doo ko jëfe yaa ngi ci tolof-tolof nga Yonent bi sallallahu alayhi wasallam li mu waxoon bokk na ci ñett ñi njëkk a dugg sawara bokk na ci ki nga xam ni amoon na xam-xam di jàngale di santaane waaye doonul woon dund lam doon jàngale doonul woon def lam doon tere doonul woon ba lam doon wax nit ñi charia tere na ko kon boroom xam-xam mi ngi nii face à ses responsabilités buntu xéewal a ngi nii bu ubbeeku ci kanam waaye te buntu tolof-tolof ubbeeku na ci kanamam moo tax kon nañ ko seetaat bu baax a baax waaye noonu tamit ki nga xam ni dafa toll ci xaalu tolluwaayu jàng ak déglu ak yër téere yi kooku tamit am na buntu xéewal waaye tam am na buntu tolof-tolof buntu xéewal bi mooy tey ku bëgg a xam te yàlla tax nga sellal sa yéene bëgg a xam sa diine xam nooy jaamoo yàlla xam lu sharia santaane ak yu ni mel ak yu ni mel borom bi subhanahu wa taala dana la fekk si ci loolu ndax yàlla kuy wut diine ku koy wut rek du la bàyyi ak sa bopp dana la dimbali kon ku jóg di wut yàlla te mu sell ci yow borom bi subhanahu wa taala dana la jaare la yoon boo xam ni di nga xam sa diine law ya'lamillahu fi qulubihim xayran la asma'ahum loolu kon buntu xéewal la pour ki nga xam ne mi ngi toll ci jàng kooku nag am na buntu tolof-tolof ci bu fekkee ni mi ngi jàng waaye culture rek la koy doyee werante ak xuloo waaye doyew ko jëfe kooku tam buntu tolof-tolof mi ngi noonu am na buntu xéewal mooy xam-xam yaatu na mën na xam lu bare bari mu des nag buntu tolof-tolof mooy mu xam ba pare au lieu que mu jëfe ko waaye la mu koy doyee rek mooy xam naa lii livre bi lii moo ci nekk boroom xam-xam bi moo gën a fort bi boroom xam-xam man mës naa dem fële voyager naa fee
waaye bu fekkee jëf na da nga naan kii yooyu yëpp mu xam fan la ko féete. kon ci jamono jooju lañ nekk mu mel ne kon mbokk lislaam yi ñu ngi ci fukki fan yu mag yoo xam ne borom subhanahu wa taala daf ko joxewaat muy xéewal buntu xéewal bu mu ubbil ummatu muhammad alayhi salaatu wasalaam ala ali muy fukki fan yi nga xam ne dafa réer yeneen xeet yi borom bi feeñalal ko muhammad alayhi salaatu wasalaam wa ala ali misaal yooyu bëri na xajul ci xutba ci faram fàcce xéewal la mooy borom bi defal jullit yi calendrier cultuel boo xam ne bis bu nekk waxtu bu nekk weer bu nekk at bu nekk boo ko toppee ba xam ko jëfandikoo xéewal yi ci nekk di nga am lu bare bari ci ay tuyaaba ci ay xasanaat di nga jaar foo xam ne dana la jegeel lool ngërmande borom bi subhanahu wa taala bis bu nekk xéewal yi borom subhanahu wa taala wàcceel ci waxtu yu juróom ci buntu azkar ci buntu istixfaar ak lam la defal ci aljumma ak lam la defal ci weeru koor ak lam la defal ci ashhurul xurum ak loolu yëpp dafa nekk un calendrier cultuel boo xam ni dafa war a cuub dundinu jullit bi loolu moo tax les 4 mois sacrés yi nga xam ni moom la alquran tudd yonent bi sallallahu alayhi wasallam faram fàcce ko jullit bi war koo xam muy 4 mois sacrés yoo xam ni tolluwuñu ak yeneen mois yi parce que borom subhanahu wa taala moo bind waaye moo teqale tollalewul yaxluqu ma yasha wa yaxtaar ñeenti weer yu sacré yooyu borom xam-xam yi ci tënk dañ naan la loo ci jëf ci jaamu yàlla borom bi day fulandi payoor bi waaye loo ci jëf lu safaan day gën a ñaaw loolu moo tax ñu tudd les mois sacrés 4 mois sacrés yooyu zul qaada zul xijja muharram ñett yu tegaloo ak rajab bële boo laajoon jeunes musulmans yi tey ñu ëpp ci ñoom nga laaj leen quels sont les 4 mois sacrés nga jël 100 ci benn échantillon xëy na 4 5 ñoo ciy góorgóorlu ne la yii la ñeneen yëpp dañ naan xëy na yaakaar naa foogoon naa ni xaaral ma dem seet pourtant lu ñu war a xam la seen jaamu yàlla daf ci aju mais nag jeunes yooyu ma lay wax boo leen laajoon joueur sangam ban heure ak ban seconde la wàcc ci avion pour dem rejoindre clubam ban jour la njëkk a def entraînement ban jour la signé contrat ñu benn la ko ba mu set wecc ndax dañ leen a naxee jox leen yooyu priorité ba li ëpp solo ci ñoom nga xam ni seen dund bu tey fii ci àddina ak seen texe alaxira ci la aju ñu soobantal ko ci ñoom ba ñu perte culture boobu ba tey ji la culture du calendrier musulman tey ñu bëri dañ ko réere rawatina jeunes yi mais am na yeneen calendrier ak yeneen programme yoo xam ni dañ koy bennal jusqu'au détail près su ko defee kon ñu bàyyi xel loolu bu baax a baax ñu ngi ci weer boo xam ni weeru tabaski la weeru aj la mu mel ni borom bi subhanahu wa taala moo ci santaane loolu walillahi ala nnaasi xijjul bayt man istataa ilayhi sabila du ñu dellu si waat ci faram fàcce loolu at bu nekk borom xam-xam faram fàcce ko ku ci bëgg a xam boo jàngee xam ko wante fan yële ak boo demee ci réseaux sociaux yi nga dem ci Google bi ak yu ni mel nga xam ne tey ñoo wër ndombo àddina bi di tasaare lu ne xam-xam ak safaan lu baax ak lu bon lëndëm ak leer dëgg ak fenn nga gis ne am na fa ñoo xam ni bokk na fi ñuy jaaree tey pour xeex lislaam mooy sikki sàkkaloo jullit yi ci seeni ponk diine sikki sàkkaloo jullit yi ci seen ponk diine loolu moo tax mu am ñoo xam ni ñu ngi sikki sàkkaloo jullit yi ci naan aj màkk ndax màkk lañ ko war a def ndax tur bii foofu la wala feneen la loolu boo demee ci ngay documenté wu da ngay gis ne am na fu mu jóge am na groupe yuy doxal loolu ci biir yahudi yi ak nasaraan yi ak
ñoo xam ni ñu ngi ci biir sàppe jullit yi ba pare di dawal loolu ko defee nag li koy saafara rek mooy gën a xam alquran gën a jàng alquran gën ko firi gën ko faram-fàcce ngir jullit yi xam lu ñu war a déggee alquran su ko defee lu ñëw ñu niitee ko ak niitaayu alquran ndax alquran furqaan la alquran c'est un moyen de discernement shahru ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqaan bokk na ci tëru alquran al furqaan c'est un moyen de discernement bi maanaa boo xamee alquran lu ñëw di nga xam noo koy attee luy fen di nga xam ni fen la luy dëgg di nga xam dëgg la boo xamee alquran ko defee borom subhanahu wa taala wax walillahi ala naasi xijjul bayt xoolal déjà foofu rek ni alquran waxee war na ci nit ñi ñu aj ci néegu yàlla bi xijjul bayt ci néeg bi waxul walillahi ala naasi xijju baytin naki raw ko waxul lu indéterminé bu doon loolu ku nekk fu la neex nga jublu fa dem ne yaa ngi aj fu la neex nga dem fa ne yaa ngi aj wante aj màkk lañ wax waxuñu dem fenn walillahi ala naasi xijjul bayti gis nga article boobu c'est un devoir pour les gens d'accomplir le hajj à la maison vers la maison loolu bu ko fàtte mukk fi alquran utilisé article boobu mooy c'est la maison c'est pas une ou des maisons c'est la maison al bayt nga dem nag seet ci biir alquran fu muy faram-fàccee al bayt boobu su ko defee doo réer alquran dafa am lu muy waxee dafa am ay ibaraat yu muy waxee képp koo gis mu réer di réeralaate xamul ni alquran di waxee fit wala mu dem si ñoo xam ne noonu l'islam lañ noonu jullit lañ ñooñu di ko firil alquran muy répété loolu kon borom subhanahu wa taala waxul xaj ji baytin waxul ngeen aj ci benn kër dafa ngeen aj ci kër ga wareef la warugar la waajib la farata la yéen nit ñi ngeen aj ci kër ga xam ne nag alquran faram-fàcce kër googu ban kër la boo demee di nga fekk mu leer nañ ci biir alquran weddante du ci mën a am afala yatadabbaruna alquran law kaana min indi gayrillah la wajadu fihi ixtilafan kathira su fekkoon kër googu dafa am ay yu ci wuute boo demee ci biir alquran di nga xam ne di nga ko mën a régler ndax lan ndax gën jaaneew benn principe bu alquran rek alquran yufassiru alquran le Coran explique le Coran explique le Coran am na ñoo xam ne ngi wër di wax di bind fu ne ñu dugg fa le Coran lii alquran lii xamuñu sax qawaidu tafsir yooyu nga xam ni mooy ba ci kuy jàng tafsir di bind ay téere nag di dem ci ay colloque di wax le Coran lii on ne comprend pas vraiment le Coran c'est compliqué non mais est-ce que c'est vrai alquran day firi alquran kaddu gu mu tudd lu mu wax boo demee ci yeneen saar yi te nga xam alquran di nga xam noo koy firee gisal bayt boobu ban bayt la mën a doon bu dul bayt bii nga xam ne mooy kaaba gi fan nga mën a fekk ci alquran lu dul da lay dimbalee nga firee bayt boobu mooy bayt bii nekk ci kaaba gi rek la mën a doon mënul doon leneen bokk na ci ay firnde yu bare yoo xam ne xajul ci xutba ñu mos ci tuuti rek barkeelu ci tuuti est-ce que jàngu leen alquran yéen ñëpp borom bi subhanahu wa taala di wax li ilaafi quraysh ilaafihim rihlata shitaa'i wa sayf falyabudu rabba hada al bayt muy waxante Quraysh mais Quraysh ñëpp xam nañ ñan la historiens yi xam nañ Quraysh mooy lan c'est une tribu arabe boo xam ne Banu Hashim ci ñoom lañ bokk Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ñoom la bàyyee ko loolu historiens yi xam nañ ko dama la bëgg a wax ni bokk na xéewal bii wane tamit dëggub l'islam historiens yëpp d'accord ci théologie yëpp d'accord ci benn yonent dong lañ xam dundam juddoom ak fa mu nekkoon ba muy génn àddina te mu wér ne ku amoon la ku existé woon la muy Muhammad alayhi salaatu wasalaam wala ali c'est le seul prophète qui est sous les pleins feux de l'histoire le seul prophète qui est sous les pleins feux de l'histoire bu dul moom amul benn firnde boo xam ne mën nga ci ne duut baaraam daal ne yonent bi existé na dëgg fii la juddoo woon fii la màggee fii la jaar bu dul moom demal ci téere yëpp dañ naan la ay wax la téere sàngam nee na sàngam téere sàngam nee na sàngam
Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donc la histoire d'accord ne c'est un prophète de l'histoire, c'est un prophète sous les pleins feux de l'histoire parce que mooy xaatamu nabi yi looloo tax mbiram warul am ay laam-laam yi ñu naan non nangam mais tey jii boo ne woon Ibrahima bi ñuy waxtaanee sax boo demoon tey ci histoire amoo ci dalil doo ci am dalil ba ci Isa bi nga xam ne moo ko gën a jege doo am dalil boo demee ci archéologue yëpp na dañ naan ah non non ñun daal affaire Isa boobu ñu gisuñu ko ci benn téere gisuñu ko fenn ay njaay ñooy wax rek Bible ñoo ko wax mais ñun mënuñ ko firndeel yeneen sallallahu alayhi wasallam mën nañ ko firndeel sa vie était transparente Quraysh tam xam nañ leen historiens yëpp xam nañ leen ñooy Quraysh benn tribu la bu doon dund xam nañ jamono bi ñu doon dund xam nañ géographiquement parlant fu ñu doon dund kon kenn du fi nekk di lambatu naan Quraysh est-ce que côté Jérusalem lañ nekkoon wala côté Éthiopie nangam xam nañ Quraysh fi mu nekk ñi alquran tudd xam nañ ñan la ban bërëb lañ nekkoon ak ban jamono lañ doon dund kon alquran bu associé Quraysh ak bayt ban bayt la mën a doon fal ya'budu rabba hadal bayt borom bi di wax Quraysh li leen yàlla defal yëpp kon nag na ngeen jaamu borom kër gi bayt bi kon dafa associer le Coran associe la tribu de Quraysh avec sa maison sacrée c'est-à-dire la Kaaba boo xamul alquran doo gis lii doo ko gis parce que doo xam ni ñu koy firee doo xam sax ne tur ba alquran jëfandikoo fii da nga koy seeti feneen doo ko xam parce que xamoo règle yi mais tam même bu fekkoon xam nga arab comme ni ko rabbin yi xamee ak ay théologiens ak ay grammairiens tey ji boo demee Allemagne am na fa ñoo xam ne ñoo gën a dégg arab kuy dégg arab mën nañ jàngal ñi gën a dégg arab ci ñun sax tey ci umma bi sama genre yi sax taxul may wax damay les vrais spécialistes arab linguistes yi mën nañ leen jàngal arab médiéval araf par araf waaye bu ñu firee alquran rek nga daw lu tax parce que amuñu leeru ngëm yàlla parce que alquran du arab rek leer la bu la yàlla di may nga mën koo gëm alquran di feeñ ci yow loolu moo tax yéen saa nga dégg benn waay fii daal di jékki-jékki wax benn njaaxum bu rëy ci alquran nga ne ko lii foo ko jëlee mu naan la woy sama prof bi nekkoon Sorbonne moo ma ne woon nangam Albert mës na ma wax ne conjugaison bi nekk fa lay njuumte la Jacques mës na ma wax nangam waaw yu mel noonu foofu lay mujje man am na koo xam ne miin naa ko fi ci Sénégal mu ne borom xam-xam la université la nekk di fa jàngale musuma ko dégg muy wax ci alquran mu tudd kenn ci mufassirun yi jullit yi xam kenn doo ko dégg mu ne Tabari nee na doo ko dégg mu ne Ibn Kasir nee na doo ko dégg mu ne Al-Qurtubi nee na doo ko dégg mu ne Zamakhshari nee na abadan waaye toujours Golbert bi ma doon jàngal bi ma nekkee ban université bi ma amee 16 ans ne woon na ma lii Jacques ne woon na ma lii yooyu rek waaw mais ñi nga xam ne nag ñoom cosaan lañ ci biir l'islam xam arab xam alquran firi ko def ko ci ay téere ñooñu tam doo dem seet li ñu wax ne serait-ce que par honnêteté intellectuelle nga comparé ne serait-ce que par honnêteté intellectuelle nga dem xool Tabari lu mu wax ci aaya bi doo ko xool Jacques lu mu wax mais Jacques nee na ma lii rek Jacques nee na ma lii rek yow suñ ñu la waxal Tabari lu mu wax ci aaya boobu doo ko wax wala xamuloo ko nga ne yaa ngi jàng alquran nga ne yaa ngi jàng firi alquran ngay wër nag ne da ngay firi alquran day doy war noonu tamit mbokk yi boo demee ci biir alquran borom subhanahu wa taala di wax wa iz yarfa'u ibrahimu alqawaida min albayti wa ismail kan la wax foofu ban bayt la wax ak kan la ko associé lu leer nañ la kon foo gisee alquran tudd benn bërëb wala tudd nit rek dafa bëgg mu bañ a lënt na nga jàpp principe boobu su alquran tuddee nit wala bërëb dafay bañ mu lënt mais yi nga xam ne du indi jox torof ak lënt du tudd mais xoolal fi lu wax wa iz yarfa'u ibrahimu alqawaida min albayti wa ismail kon ibrahima ak ismail la yàlla wax ne ñoom ñaar ñoo tabax sama néeg bi kon fépp fu ñu la wax ci kaw suuf ne ibrahima tabax na fa dara wala ismail tabax na fa dara te du fekk ñoom ñaar ñoo ko tabaxandoo du moom la alquran di wax alquran logique am dafa rigoureuse du la may fooy génne lu dul dëgg ñoom ñaar la associé nañ ma wax ci kaw suuf ban bërëb ak kan moo ko mës a réclamé xatta ba ci yahudi yi ñoom seen bopp musuñu réclamé ne seen maam ibrahima ak seen maam ismail bi nga xam ne dañ ko boddi loolu danañ ci mës a ñëw insha allah buñ ci yàlla yóbbu ak jàmm ne seen maam ibrahima ak seen maam ismail ñoom ñaar bokk nañu ci beneen bërëb bu dul màkka tabax fa néegu yàlla ñoom seen bopp musuñ ko réclamé amul ci benn téere bu ñu ko bind seen benn borom xam-xam du ko wax kon nan la ko keneen di waxee rawatina ku ne jullit nga ibrahima ak ismail fan ci kaw suuf la ñu bokkandoo tabax néegu yàlla bu dul màkka bi
bu dul kaaba gi fan ban téere histoire moo ko wax ban téere boroom xam-xam moo ko wax kon nag mi ngi noonu su ko defee nga gis ne bi nga xamee ni borom bi subhanahu wa taala makkaan boobu lay wax bayt boobu lay wax ba mu ca defee li mu ci def ba pare mu daal ne léegi yonent bi salaa sallam na nga di julli jublu Jérusalem baytul maqdis ba yahud yi xam ne da nga ñëw comme continuité ñëwoo comme rupture yonent bi salaa sallam nekk ci loolu di leen waar di waxtaan ak ñoom di débat ak ñoom amul luñ ko laajul mu tontu leen ñu lànk ndax bañ a nangu xaatamu nabiyyin nekk ci banu Ismaïl pour ñoom xéewal yi yàlla def ci nubuwa yépp ci banu Ishaq la war a yem loolu la ñu wax dana ci ñëwaat insha allah boo demee ci alquran da nga koy gis débat yi yahudi di def ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam yépp génnul ne lenn lañ ko reproché mooy le fait que bokkul ci banu Ishaq c'est pas un fils d'Israël Ishaq mooy bàyyi Jacob Jacob mooy Israël na ngeen def attention ci yooyu nag parce que su ngeen ko xàmmewul nag su ngeen ko xàmmewul mën nañ leen indil ay tolof-tolof kon nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam borom bi nag nekkoon ci pédagogie am léegi nag comme lànk nañu te dëgg taxul ñu lànk waaye boddi la moo tax ñu lànk léegi nag maa ngi lay sant nga def rupture ak ñoom yonent bi sallallahu alayhi wasallam amul sañ-sañu boppam jékki-jékki rek mu changé xibla abadan law taqawwala alayna ba'd al aqawi lu mu wax alquran ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne bu sosoloon boppam benn lettre ci alquran rek ne yàllaa ko wax rek ma dog bu mu bat xoolal yàlla parce que dafa am loo xam ne yàlla du ko may kenn xataa yonent bi sallallahu alayhi wasallam law taqawwala alayna ba'd al aqawi kon kooku yonent boobu kooku dana sañ jékki-jékki rek mu won ginnaaw Jérusalem jublu feneen loolu xel mën na ko nangu ku xam alquran tam li nga xam ne loolu mënu nekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla ne ko léegi nag jublul léegi nag kaaba gi l'héritage du fils aîné Ismaïl ak sa maam Ibrahim bayt ba ñu tabaxoon léegi na ngay jublu foofu di julli wa min haythu xarajta fa walli wajhaka shatra al masjidil haram aaya bu leer nañ ñun de xamuñu lu ko man suuxal ci ginnaaw xam nga koy wax ci alquran te xamoon naa si xamoo man suux tamit da ngay nax julli di tooñ sa bopp imaam Ali dafa romb benn waay muy wax rek ci mbedd mi mooy ñooñu ñu fekk ci mbedd yi ñuy dajal di wax noonu rek di wax rek alquran imaam Ali déglu ko muy wax ba mu yàgg imaam Ali jege si rek téye ko poñe ko rek ne ko sa waay mu ne ko yow aaya sàngam xam nga kañ la wàcc mu ne ko déedéet mu ne ko xam nga ndax naasix la wala man suux mu ne ko déedéet mu ne ko noppil balaa ngay alku di alak nit ñi noppil balaa ngay alku di alak nit ñi parce que fekk mi ngi wax ay ayat yoo xam ne naasixal nañ ko te yéegu ko sax xamu ko kon borom bi subhanahu wa taala yéen sasam ci li mu faatu jàngale ko mooy jublu dégg nga ci kaaba gi dégg nga loolu la ku bëgg dindi loolu nag day am fooy jaar de doo ko mën a dindi gaa mais foog nga jéem a jaar fu xaw a ndiru xam-xam sax ñu mën a waxtaan ak yow ci la borom xam-xam yi di mën a waxtaan ak yow mais sooy jaar ak cuune kenn du xam sax fu ñu lay kar fu ñu lay karee ci xam-xam sax duñ ko xam wala li mu wax wa min haythu xarajta fa walli wajhaka shatra al masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik dëgg bi mooy loolu jublu léegi fan ci kaaba gi mu wax ko ñëpp tamit wa haythu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatra yéen ñëpp léegi jullit yi fu ngeen mën a nekk ci kaw suuf na ngeen jublu shatra ci kaaba gi jullit am nañ ijma ci loolu man de à ma connaissance xaw ma benn école de pensée musulmane xaw ma kenn ci mazahib yi ñeent yi ñu xam ci ahlu sunna xaw ma même mazhab chia jaafar ak yeneen mazahib yi sax xaw ma ci benn wala benn ulema boo xam ni yeneen ulema naw nañ ko ci xam-xamam attention nag nit naw la taxul nga ne boroom xam-xam la ulema bu ay ulema naw ci xam-xamam boo xam ni mas na wax ne jullit yi war nañ jublu feneen fu dul ci kaaba gi doo ko gis fenn quelle que soit différence yi nga xam ne am nañ ko sur le plan juridique wala sur certaines interprétations et cetera mais remise en cause de la direction de la Kaaba kooku moom lu doy waar aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin
alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin wa da'a bi da'watihim ila yawmiddin. mbokk yi mu des tamit yow bu fekkee da nga ne léegi aj màkk bi xëy na feneen la nga ne sax am nga preuve ne feneen la mu gën a doy war encore cey léegi ponk aj màkk yépp léegi foo koy def yow yaa koy inventé. alquran du la ubbil buntu boobu du la ko ubbil parce que bu la ko doon ubbil mu ubbil ko ku la gën fap gën laa ragal yàlla gën a xam yàlla te yàlla may ko sañ-sañ boobu muy Ibrahima ak Ismaïl ñoom seen bopp lan lañ wax bi ñu tabaxi kaaba ba pare lan lañ wax rabbana arina manasikana ñun suñu borom li nit mën a ñàkk def ko def nañ ko mooy lan mooy jël argile tooyal teg suñ tànk defar ak matériau local bi nekk fii xoolal subhanahu wa taala xoolal xikmaam xoolal pédagogie am ak yërmandeem bu ko neexoon mu ne Ibrahima jamaa laa bëgg nga defar mi kër gi jamaa kaaba jamaa laa bëgg wuti ji ko foo xam mais xoolal kaaba gi lan la matériel local argile suuf si nekk foofu tooyal defar mu ne ko lii doy na ma yéene bi investissement spirituel bi laa bëgg. bi ñu paree ci loolu li nit mën a ñàkk mu ñàkk ko bi ñu paree luñ ñaan dañoo ñaan nag yàlla wan leen li nga xam ni yàlla cëram la mooy mu wan leen ponk yi moo tax ñu ne rabbana arina manasikana léegi nag wan ñu nag léegi le rituel du pèlerinage nan lañ koy defee léegi nag Jibril ñëw nag ne ko nii ngay defee taxawaay Arafat da ngay def tawaaf da ngay daw Safa ak Marwa et cetera et cetera léegi ñun boo ñu déplacé léegi suñu kaaba yóbbu ko feneen léegi nag suñu Safa ak Marwa foo ñu koy defal suñu tawaaf foo ñu koy defal et cetera et cetera da nga koy inventé ko dara alku rek moo sañ loolu rigueur u alquran mi ngi nii du la may fenn fooy génnee contradiction du la ko may parce que preuve la ni ci borom bi subhanahu wa taala la bàyyee ko bu doon nit kese la di nga am porox ndool booy jaar mais doo fa mën a jaar ko defee nag loolu moo tax nga gis borom bi subhanahu wa taala réglé ñu problème boobu définitivement ku wax ne xam nga alquran ba ciy xuus di ca wax lu la neex xanaa doo ma ne demoo ci suratul baqara ay yi nga xam ne yëpp mi ngi toppatoo affaire kaaba gi ak qibla bi wala in atayta alladina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabiu qiblatak déggal loolu ci suratul baqara mu ne bu fekkoon firnde bu nekk preuve bu nekk démonstration bu nekk defal nga ko utul kitab fii yahudi la gën a jublu du tax ñu topp sa qibla yow Muhammad ça veut dire que ñoom am nañ seen qibla bopp wala ça veut dire que ñoom am nañ seen qibla bopp boo xam ne duñ ko bàyyi abadan te li ñu bëgg mooy ñëpp fekk leen foofu wala tarda ankal yahud wala nasara hatta tattabia millatum ci propagande boobu lañ nekk ku moytuwul sa bopp ci julli di fii di jaay xam-xam ak waane danañ la dugal ci seen programme nga alku yàlla nañ ci yàlla musal waaw parce que nag ñoom soxlawuñu cuure yi sama genre yi ñu soxlawuñu mais ñi nga xam ne dañu jàpp ne ay ponkal lañ c'est un grand économiste un grand philosophe un grand médiéviste un grand nangam ñooñu la ñuy jël di leen dugal jël kenn xamul moo tax mu ne loo leen mën a démontrer pour ñu xam ne xibla bii muy kaaba gi moom la ñu war a topp dañuy bañ ku xam alquran di nga jàng li mu ne wama anta bi taabi an qiblatahum mais déggal lii mais ci alquran lañ nekk nañ waxee kalimaatul quran ci alquran lañ nekk bu fekkee da ngay wax ci alquran mbokk bi waxal ci alquran tuddal alquran mais mënoo wax ne ci alquran lay wax ba pare lu la neex nga wax mais tuddal texte alquran bi ñu discuter tuddal ayaat yi bu fekkee xam nga leen yàlla nag defal na xeetu Muhammad xéewal boo xam ni tey man ni lépp lu ma réere loo xam ni teewul sama texte léegi nii ma génne ko sama portable mi ngi nii mun naa ko lire léegi nii wala xale bu am 7 ans fii léegi mokkal ma ne ko jàppale ma ci aaya mu taral ma ko loolu Muhammad sallallahu alayhi wasallam la ko yàlla baaxee téere bi du réer moo tax benn araf boo fi bëgg a lijjanti benn xale corrigé la mu ne wama anta bi taabi'in qiblatahum mu ne yow tam bul topp seen xibla waaw débat bi warul yem fii rek yow tamit bul topp seen xibla kon ñoom am nañ xibla julli di am xibla am na ñu ne léegi ñun nañ bàyyi suñ xibla topp leen kon dafa mën suuxal ayaat yi kon kooku dafa abrogé aaya yi fekkee xam na aaya yi am na su ko xamul njaaxum la su ko xamee gën na doy waar mu ne wama ba'duhum bi taabi'in qiblata ba'd mu ne ñenn ci yéen waruñu topp xibla ñeneen ñi
jeex na, la rupture est là, elle est consommée, elle est catégorique, flagrante, manifeste, définitive. ñenn ci yéen jullit yi bu ñu topp xibla ñoom yahudi yi kuy wax ci affaire xibla tey xooloo aay yi foog nga jum mu dolli ci nag wala indi tabaata ahwaahum min ba'di ma jaaka min al ilm mu ne yoon saa sallam li ma la wax nag ne am nga sa xibla nag ci mooy ak jullit yi lii ma la wax yépp nag soo ko fi tegee xam-xam bii ma la wax dëgg bii ma la wax yenn saa mu ne ilm yenn saa mu ne xaq nga teg ko fi wan ko fi ginnaaw dem topp ñoom li ñu wax te ñoom lépp luñ la wax lu mu mën a doon bànneexu bakkan la ak nuñ ko mën a tuddee bànneexu bakkan la mu ne ko innaka idan la min az-zalimin kon di nga bokk ci way tooñ yi kon di nga tooñ sa bopp def lu ma gërëmul kon la rupture est consacrée kon ñoom am nañ seen xibla ñun ñu am suñ xibla kon képp ku fi naan jullit yi beneen xibla ngeen war a jëm wala seen xibla ak beneen xibla benn la dugg na fii jaar na fii ndax dañu war a dialogue ak nangam nangam yaa ngi wax loo xamul ci alquran te tamit yaa ngi tooñ jullit yi yaa ngi tooñ lislaam mbokk yi ñu jeexale rek nii ñu ngi dëgmal di ñaan borom subhanahu wa taala mu yóbbuñu ak jàmm ci ñu fekkee bisu arafat ñi nga xam ne ay xujjaaj lañ ñu taxaw arafat ndax am na ñu jagleel taxawaay arafat am nañ fa jagleel ak lañ fay def ci ay jaamu yàlla yoo xam ne ñoom ñoo am boobu jagleel ku demul arafat mënoo ko am ci xeetu jaamu yàlla tamit ñi nga xam ne nag nekkuñ ay xujjaaj moom jagleel bi leen sharia defal mooy ku bëgg nga woor xéewal yu bëree ngi ci noonu tamit xéewalu bisu iid kon ñu ngi ñaan borom subhanahu wa ta'ala defal ñu tawfiq amma divergence boobu am bisu arafa suba la nangam ak nangam loolu yëpp masail ijtihad la loo xam ni borom xam-xam yi jubóowuñ ci ba tey ñii ne lii ñii ne lee ñu ngi ciy waxtaan jarul xeex jarul xuloo jarul xarab kenn fii ci Sénégal dimanche la ñu séntu gis compté lundi premier jour mercredi 23 mooy nekk tabaski ci la ñuy julli fii en tout cas ci point E mercredi le 23 à 9h dinañ julli tabaski fii incha allah taala yal na ci yàlla yóbbu ak jàmm ñoo xam ne am na beneen critère bu leen doy yàlla na fekk rek mu tegu ci xam-xam su ko defee waa Arabie Saoudite wax nañu ne gis nañu weer bi foofu samedi ñu compter dimanche premier jour kon c'est normal que ñoom seen tabaski nekk lundi kon tant que critères yi jubóowuñ ci jarul xuloo bu ñu demee ba jubóo ci critères yi nag moo am benn critère universel boo xam ne jubóo nañ ci su ñu nee premier jour bi ñëpp xam ne premier jour bi pour ñëpp la su ko defee wute du am ci bisu arafat ak Eid waaye critère boobu su amul wute boobu day am c'est une conséquence logique de ce problème de détermination du mois lunaire pas seulement bisu arafat ak tabaski loolu dañ koy wax ba sonn du rek weeru koor ñu xuloo ci weer du rek tabaski ñu xuloo ci weer il faut ñu xam weer bu nekk kañ lay tàmbali ak kañ lay jeex te d'accord guñ ci critères yi parce que am na ñoo xam ne nañ calcul astronomique valable na am na ñu ko bañ am na ñoo xam ne nañ par gox am na ñu naan ixtilaaf matali nangam ak nangam kon loolu comme foofu lañ ci toll ijtihaad la bu ci kenn xarab kenn lii may wax lu ma leer la tey ci suba rek laa jot ci WhatsApp benn vidéo boo xam ni waaja ko wax daaw li mu waxoon daanaka képp ku àndul ci moom la mu gisee presque def na la naafeq def na la fenkat amul wax bu ñaaw bu mu waxul kooku tey ci suba ñu yónnee ma benn WhatsApp muy wax ne léegi dey gisuma woon ne fatwa bii am na ku ko defoon fële kon nangam ak nangam kon léegi lii laa wax ma ne waa léegi lu ko fi jar lii lu ko fi jar jaamu yàlla la jaamu yàlla nañ tey nañ ànd ak sérénité ak apaisement yàlla yàkkamtuñu àddina bi yëpp bu ñu waroon arafat du dolli dara ci yàlla àddina bi yëpp bu ñu waroon arafat du dolli yàlla àddina bi yëpp bu ñu ajul woon lan la yàlla wax ghaniyun anil alamin koo xam ne waman kafara koo xam ne bañ ngaa dem aj te mën ko yàlla nee na faalewu ma la waaw kon lu fi jër xarabante yi coow ci loo xam ne masaay ijtihaad la kon nag ñu defee ko noonu te it nag ñu am yërmande ci gàtt yi def ihsaan ci ñoom islam lu rafet yamalewu ko rek ci nit le bien dans l'islam sort du cadre anthropocentrique il s'étend même aux animaux même mala bakkan la am waruñ ko toroxal buñ jël ay xar di leen gaave jox leen ay lekk yu bëri pour ñu funki su ko defee boo leen indee ci kër nga jox leen beneen lekk rek ñu wàccu daal di faatu loolu ñaata yoon ngeen ci teg seen bët loolu rafet na day onk ba faatu ndax lan ndax dañ koo jox beneen ñam boo xam ne tàmm ko woon pour lan pour biir bi funki l'islam moo ñu sant li mais jullit lan moo leen dal pourquoi on n'est pas civilisé lan moo leen dal am na ñoo xam ne ñoom xaj sax nga xam ne jullit yi moom dañ koy faral di moytu sax xoolal niñ koy toppatoowe waxuma la mala
waxuma la xar ak yeneen nañ def ihsaan ci ñoom yenn saa sallam inna allaha kataba al ihsana ala kulli shay. Dieu vous a prescrit, vous a obligé d'être bienfaisant dans toutes choses moo tax mu ne même paaka bi na ñaw bàyyi leen for paaka fa leen daas na ñaw ba nga xam ne da ngay dawal rek mu dagg millionième de seconde la xar bi di faatu du yëg ne faatu na sax fekkatu boobu muy fekkatu c'est parce que deret bi mooy dañ mais du yëg sax presque douleur bi moo tax ngay dagg mais xoolal loolu rafet la jël xar yi tëj ko ci kapotu oto jëlee ko Kaffrine xar bi di fekkatu ci biir kapotu oto bi man mii di wax ak yéen man dugg naa oto jóge ci benn dëkk di ñëw la veille tabaski waa ji takk ay xar ci kaw camion bi xar bi daanu gisu ko xar bi daanu ci diggu tali bi suñ oto ñun ñoo arrêté dem klaxonné ko mu reculer ñu ne ko xar bi daanu na xar bi ñeenti tànk yi daw dañ leen di takk ci kaw noonu ngelaw gi di leen fëyate du ñu mën a noyyi ak naaj bi mais lii mooy lan léegi ku dul jullit mu gis lii mu ne jullit nii la ñuy tabaskee baax na c'est bon maman je suis correctement ça su fekkee ni lii diine la moom baax na quoi ak suñu xale yi ñu bàyyi ak seen ñandaxi di ci biti ñuy def presque taatu neen ci mbedd yi ñu ne alquran la ñuy jàng nga ne ça c'est l'islam si c'est mon enfant doit apprendre le Coran comme ça c'est bon merci ñun jullit image bi la ñuy joxe te am na ay nit ñu wax ne jàng nañ l'islam di défendre lii di ko défendre image yu doy waar yi nañu wut ay xar yu correct dugal leen ci milieu bu correct boo ko mënul def fu correct Omar ibn Khattab wala xaw ma kan ci gouvernement yi bu fekk na benn waaye mu jël xaram def ko xaw ma fan yooyu mu ne ko yóbbu ko fu sell fu baax fu mën a nekk wala ma jël ko ci yow nañ leen yóbbu ci bergerie bu correct yóbbu leen fu ñu leen mën a kiyee fu aéré fu baax booy loj xar tamit bu ko loj ci kanamu beneen xar ngay re sa paaka mu taq deret ngay xëcc xar yi benn par benn di rey ñu naan dafa am doole dafa mën a rey déedéet kenn santu la loolu jaayal doole ci jaamu yàlla moo gën ay jaay doole am na muscle dafay rey yooyu mooy kon mbokk yi nañ tegaat yi fi ci yoon lii soxlawul may joxe exemple tubaab bi dama ko joxe rek pour frapper conscience bi mais mi ngi ci biir chariatul islam mi ngi ci biir l'islam mi ngi ci biir alquran mi ngi ci biir hadis kon tam bienfaisance envers les animaux la bientraitance animale ci biir l'islam la bokk allahumma habib ilayna al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al kufra wal fusuqa wal asyan waj'alna min ar rashidin اللهم ردنا الى الاسلام ردا جميلا اللهم ردنا الى الاسلام ردا جميلا اللهم ردنا الى الاسلام ردا جميلا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا